mbokk yi salaamualeykum ñu ngi am mbégte dellu siwaat ak yéen ci jotaay waxtaan wi di invité de la rédaction gu Sénégo ñuy am gan goo xam ne mi ngi jóge ci kuréelu Pastef muy les patriotes nekk chargé des élections foofu noonu ñu koy duppe moom Aldiouma Sow moom la ñuy dalal ngir waxtaanee ko ci xew-xew yi jamono rawatina ci langue politique ngi nga xamante ni coow li bëri na ci lool monsieur Sow Aldiouma ñu ngi lay dalal ci jotaay invité de la rédaction. waaw monsieur Camara maa ngi lay fay di la jaajëfal ci invitation bi maa ngi nuyu képp koo xam ne moo ñuy seetaan moment bi voilà donc dañ koy dooree coow lu mujj li am démb rek ci ñuy wax naan leader de l'opposition bi ñu ne li ëpp ci ñi ne ci opposition bi jàpp ni ki ñuy wax Idrissa Seck jiite parti Rewmi moom mooy leader bi ndax fi nu ko teg rek mooy ci élection yi ñu mujj moo nekkoon deuxième waaye it am ñu ne le président Ousmane Sonko mi jiite seen maanaam parti boobu di Pastef moom il a porté son choix ci Abdoulaye Wade naka la mbir moomu demee ndax mën nga ñi ci indil ay leeral. waaw damay tàmbali rek di xamal ne sénégalais yi ñuy seetaan ne li ñu wax ci mbir moomu démb ci média yi amul lenn lu ci maaseeg li nga xam ne moom moo am ci réunion bi nga xam ne am na dimanche bi passé te ma teewaloon fa Pastef man ak sama naataango parti ñi wax loolu soit liñ ci jublu mooy xaajale opposition bi wala dañuy doon ay nit ñoo xam ne xamuñu ni front de résistance nationale di doxee front de résistance nationale ci ni muy jëlee ay décision am vote bokku ci maanaam mosuñoo def vote bi ñu tàmbalee lii di dialogue politique bi à chaque fois ñu yegg ci tomb boo xam ne dafay laaj kii di coordonnateur u front bi di Mokhtar Souran mu laaj xalaatu leader yi da koy def su ko defee ba pare nag daf ñuy woo ñun ñi nga xam ne ñooy plénipotentiaire opposition fële ca dialogue politique ba mu xamal ñu ne ginnaaw ba mu laajee xalaatu leader yi kat li jàngat bii la am ci liñ ko wax mu laaj ñu ñun ñi nga xam ne ñooy techniciens yi lan moo ci suñu xalaat su ko defee ñu def tour de table ku ne wax ci li mu xalaat ñu sukkandiku ci loolu ñu synthétiser benn position ñu daal di ko jébbal groupe bi pour bu ñu demee ca commission politique ba ñu défendre ko foofu. dimanche bi passé looloo am ginnaaw ba mu amee boo leen xoolee li ma wax nii sa moo ngi ci communiqué bi nga xam ne Mokhtar Souran génn na ko ci tomb boobu li ñu ci wax mooy opposition amu ci position bu précise donc bu ñu wëlbatikoo ñu ne dañoo voté kii votel kii ñi ëpp ci vote yi ñu votel kii loolu dafa maase wu teg li am point bi nag dafay baax nit ñu xam ne moom moo nekkoon objectif spécifique 4. le fait que ñu xaar ba léegi di ko traité li muy tekki mooy point la boo xam ne bañ ko njëkkee soulever li am barki démb li am démb ci média yi loolu lañ fa gis moo tax ñun Pastef bañ ko tegee ci table bi dañ leen ne nañ def très attention ci point bii parce que tomb la boo xam ne li ci nguur gi jublu mooy diviser mooy xàjjale opposition bi. lan moo ci seen position yéen waa Pastef. suñu position mosut a varier ci point boobu dañu jàpp ne du priorité sénégalais parce que sénégalais tey li leen gën a soxal mooy. mbas mii nga xam ne moo nekk ci réew mi naka lañ ko fiy jëlee li leen gën a soxal mooy guuta gi nga xam ne président Macky Sall dugal na leen ci naka lañ ko fiy jëlee ñu jàpp ne bu fekkee dialogue politique la li war a gën a soxal opposition bi mooy fexe ba fichier électoral bi nga xam ne moom la ñu organiser élection yi passé ñu fexe ba càmbar ko ba am fichier électoral boo xam ne mën nañ ci organiser élection yu mucc ay ñu jàpp ne puisque tomb la boo xam ne aussi moom ci constitution bi te faw ñu jëfee ko ñu ne bu ñu demee bay tànn nañu ko jaarale ci assemblée nationale comme ni ñu ko ràññeewee ci réew yu bëri yi nga xam ne lii di chef de file de l'opposition am na foofu parce que dañu jàpp ne assemblée nationale mooy bërëb bi nga xam ne négociation liy judd ci négociation yi am entre nguur gi ak opposition bi dafay am njeexintal ci loi yi nga xam ne dañ ko fay voter donc foofu moo gën a pertinent pour choisir lii nga xam ne moom mooy chef de l'opposition ñu jeexal ci mbir mi ne bu fekkee mënuñu déggoo ci élection bi nga xam ne foofu la ñuy basé wu pour tànn chef de l'opposition bi nañu fexe ba liñ ciy décider comme ni mu demee ci yeneen tomb yi nekk ci dialogue politique bi ñoom kan lañ tànn majorité bi ci seen jotaay waxtaan woowu noonu parce que yéen am ngeen seen position mais majorité bi ñoom kan lañ tànn ci kan lañ porté seen choix. non front de résistance nationale comme li ma ko waxee léegi foofu duñ fa raisonner comme majorité peut-être waa pouvoir bi. mais il y a un choix dinañ am kuñ tànn kat kii leen gis ne kat na war a jiite maanaam opposition bi. comme li ma ko waxee front de résistance nationale. amul majorité parce que foofu vote amu fa. xam nga fi vote amee na fa. soit amu fa. vote bi fan la amee kon. vote amu fa moo tax ma ne la li ñu wax ci presse bi barki démb. ci barki démb yaakaar naa
ñoom Idi lañ tànn yéen ngeen tànn Abdoulaye Wade. loolu du dëgg maanaam loolu ñu wax naan ñii Idi la ñu tànn ñii Ousmane Sonko Abdoulaye Wade la tànn. est-ce que nekkul liñ tànnul seen leader ñu wax Idi moo tax quelque part yéen ngeen rejeté. xëy na position mais dañoo tànnul kenn ba pare damay leeral ci loolu. ñun amuñu benn problème ak président président Idrissa Seck. parce que quelque part aussi am na coow lu ci am ndax da ngeen voilà lan moo xew exactement. coow amu ci dafa am ay nit ñoo xam ne li leen tax a jóg mooy xàjjali opposition bi ñun dañu jàpp ne li am démb ci ñooñu la jóge parce que kii di président Idrissa Seck acteur majeur alternance 2000 ne serait-ce que ça rek ñun dañ koo war a jox cër te jox nañ ko cër bu mat sëkk nit la koo xam ne am na li mu sénégalais yoo xam ne gis nañ seen bopp ci ni muy doxalee ak taxawaay bi mu am kon nit la boo xam ne dañu am respect bu mat sëkk ci moom amuñoo moom benn xaar ma yàlla amuñoo moom benn problème parce que ñun li ñu soxal mooy fexe ba opposition bi doon benn dànkaloo doon benn ñu fexe ba dialogue bii nga xam ne ñoo ngi ci muy dialogue politique bi ñu am ci fichier électoral bu mucc ayib jóge ci ak kuréel yoo xam ne dinañu am indépendance bi ak autonomie bi pour organiser Sénégal élection yoo xam ne buñ ci paree ku ne day nangu résultat yi ñun Pastef loolu moo mës a nekk suñu position dañu mës a jàpp ne loolu buñ ko amee ci dialogue politique bi réussir nañ ko mais kan mooy jiitu diw ak kan mooy jiitu diw loolu mës a nekk suñu position moo tax damay jeexal ci tomb boobu dañu ne puisque ndogal yi nga xam ne jël nañ ko ci dialogue bi amu ci benn boo xam ne dafa régir ay situation yu ko jiitu dañu ne bii tamit lépp luñ ci mënti trouver nañu xaar ba élection yi di ñëw ñu soog ci décider ñu jàpp ci tamit ne ginnaaw élection yi nga xam ne yi ñu jógee ay élection yu doy waar la ñun jàpp nañ ne mënut a nekk ay élection yoo xam ne mën na ci sukkandiku pour ne kii moo jiite élection yi kii moo jiite opposition bi parce que boo xoolee élection la yoo xam ne nguur gi fi nekk fexe na jaare ko ci yoon waaye ci parrainage bi ba ay leader yu bëri ci opposition bi bokk. tomb parrainage bi sax dafa mel ni yow ndax ànd nga ci dàq giñ ko dàq ci lii nga xam ne ñu ngi ciy jëm di élection locale yi. tout à fait man ñun dañu ànd ci suppression locale yi mais waxuma la suppression bi rek mais parrainage bi ni ko nguur gi doxalee dañu jàpp ne foog ñu seetaat ko bu baax a baax a baax. naka la ñuy seetaate mbiru parrainage googu. parrainage bi ñëpp d'accord nañ ci ne ni ñu ko doxalee ni ñu saytoo parrainage yi opposition bi déposé ci conseil constitutionnel nañ ko saytoo c'est pas transparent nguur ga ba mu koy doxal tamit waxtaanu ci opposition bi boo leen fàttali ko jour bi ñu koy voté ab manifestation bu rëy moo amoon Dakar te dañu jàpp ne lépp lu jëm ci élection ci règle électorale yi war nañu fexe ba am ci ay consensus parce que buñ ci amul consensus li muy jur rek mooy nit ñu fal la opposition bi wala lim bu tàkku ci Sénégal bu wëlbatiku ne gisuñu seen bopp ci sa palin te njiit boo gis dafay am solo mu am li ñuy woowee légitimité parce que légitimité boobu moo lay permettre yow ci li ngay woote askan bi mën la cee fekk moo tax ñu jàpp ne parrainage bi war nañ ko càmbaraat waxtaanaat ci opposition bi déglu boroom xam-xam yi nga xam ne seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu filtre électoral ñu xalaat ci ay pexe yoo xam ne dinañ am parrainage boo xam ne bu ñu ci jaaree ba pare kenn du taxawaat ne dañ ko boddi parce que tout simplement ni yëf yi demee jaarul yow. alors élection locale yi juin lañ ko jàppoon ñu pousse ko ba mars 2021 ndax jàpp nga ni war nañ ko mën a reporter waat. lan moo ci sa gis-gis. dañu jàpp ne tey amul lenn nguur gi mënta sukkandiku ci lenn pour dàq date élection yi ci jimmi jamono li tax ma wax ko mooy bu fekkee dañu ne faw ñu càmbar fichier électoral bi évaluer processus électoral bi tàmbalee ko 2016 ba 24 février 2019 bu fekkee loolu la dafay baax sénégalais yi xam ne loolu amoon nañ ci accord depuis le mois de janvier bi passé janvier 2020. ba ñu jébbal ko président Famar Ibrahima Sagna fa ñuy waxtaanee tamit lii di ministre de l'intérieur day teewe waxtaan yi donc amul lenn loo xam ne nguur gi umpale na ko ci donc dañu jàpp ne bu fekkoon ne ñoom dañu nekk ci ay dispositions respecté date bi ñu xam ne moom la ñu mujjee joxe. nii da doon fekk ñu recruter cabinet yi nga xam ne ñoom ñoo war a càmbar fichier électoral bi ak processus électoral bi bu loolu weesoo tamit ñun dañu jàpp ne démocratie dafa am loo xam ne loolu lay doxee. démocratie boo xam ne mënta respecter le calendrier électoral mënuñu sàlloog date yi nga xam ne moom la acteur politique yi jël démocratie boobu matam des na te jàpp naa ne tey sénégalais yi mérité wuñu lu mel noonu donc dañu war a xam aussi ne date yi ñuy choisir du dépendrewul ci opposition bi moo ngi dépendre ci président de la république parce que moom la yoon ngàll ci loo sam ne moom moo war a jël décret bi nga xam ne mooy fixer jour scrutin bi
te li may wax ni boo demee ci article L63 bu code électoral ñoo ngi ko fay wax bu leer a leer donc dafay baax ñu respecter calendrier électoral bi parce que bu ñu demee ba respecter tuñu calendrier électoral bi dañuy jëm ci kaw électoral. mais jàppoon ni nga baal ma jàppoon ni président de la république ñu fas yéene pousse local yi ak ci contexte gi ñu nekk ni ndax xam nga ni réew mi mbasa ngi fi ndax jàppoon ni tamit xel nangu na ko lu rafet la. dama jàpp ne li xew ci yeneen réew yi. tey réew yu bëri yoo xam ne. dañoo fixé woon seeni date avant mbas mi di ñëw ci àdduna bi. ñu bëri ci ñoom dañ koo respecté. yaakaar naa lu Côte d'Ivoire mën a def. Mali def ko. réew mu mel ne Biélorussie def ko. Sénégal war na koo mën a def. dama gëm ne li sénégalais yi di def ak dajaloo yi ñuy dajaloo ci car rapide yeeg bus yeeg yu demee noonu. duñu ko def ci jour vote ba mën nañu aussi nangu ne président dafay jël mbas mi. comme prétexte te ci moment boobu ay jegeñaaleem ñoo ngi dem ci ay xew ñoo ngi def ay meeting. lan nga bëgg wax foofu. li ma bëgg wax mooy nit ki looy woote dañ koy wuyoo mënoo wax ñenn ñi mënoo tere nit ñi lii ba pare yow di ko jëfee lu ku ma ndey ku ma amul ndey boobu ñun duñu ko nangu mënul wax ne duñu organiser élection yi mais ci moment boobu ñoo ngi gis ay responsable di dem ci ay xew di def ay meeting di dem di saafantoog seen ay responsable di distribuer ay vivres yu demee noonu loolu duñu ko nangu il faut ñu yemale sénégalais yi moom moo ne. nañu jàng dund ak mbas mi jàng dund ak mbas mi nag li muy tekki mooy waruñoo tere ñu def li nga xam ne moom lañ doon def te bokk na ci loolu mooy bu élection jotee képp ñëpp dem élection ku wóolu sa bopp déposer sa liste da wax ak askan bi bu tànn jotee ñu tànn la. ok ku wax élection moom mënoo ñàkk ba ñu tudd tamit coowal ñetteelu mandat njiiti réew mi fi nekk. Alors tey monsieur Aldiouma Sow mais fàttali mbokk internautes yi sunu ganu jotaay invité de la rédaction bi monsieur Aldiouma Sow la mu nekk chargé des élections fële na ci parti Pastef bi leader boobu jiite di Ousmane Sonko voilà mbirum troisième mandat bi coow li bëri na ci tey lan moo ci seen position ban jàngat ngeen ci am ak ban gis-gis ngeen ci am. waaw wàllu mandat bi moom ak respect du calendrier républicain dañu jàppale mbiru askan bi la parce que. bu ñu fàtte ne parti politique yi boo demee ci constitution bi li nga xam ne mooy suñu droit mooy bu élection jotee ñu déposer suñuy candidature fësal suñu programme sénégalais yi tànn mais dafa am ay principes yoo xam ne dafa dépasser parti politique yi bokk na ci respecter calendrier républicain bi mais bokk na ci tamit mbir yi nga xam ne dañ ko régler par référendum parce que mbiru mandat bi constitution bi moom moo ko tëral te constitution bi bañ koy voter président laajul parti politique yi comme ni mu koy defee ci dialogue politique yi mais dafa laaj directement askan bi ne leen damaa bëgg kat lii laa leen di proposer ci wàllu mandat damaa bëgg ngeen approuver ko donc buñ ci yeggee li ma jàpp comme ni ko askanu Sénégal wanee ci at yi ñu génn dina ci àddu bu baax a baax a baax ñun moom candidature Macky Sall loo xam ne daf ñëw tiital ñun d'ailleurs sax du ñu fonctionner noonu ñun li ñuy jàpp mooy nguur gi boo ci jógee bëggee jot da ngay liggéey am parti bu taxaw am programme boo xam ne sénégalais dinañ ci gis seen bopp mais nga am image ak leadership boo xam ne dina leen rassurer ñun ci ñett yooyu la ñuy liggéey mais bés bu ñu yeggee ci mbiru mbanaa bi aussi lépp lu ci askan bi décider bu fekkee dañuy wàcc ci tali bi xeex dinañu ànd ak askan bi xeex leneen luñ ci décider aussi dinañ ci ànd ak ñoom waaye ñun dañu jàpp ne li nga xam ne moo ñu war a gën a mobiliser mooy naka la ñuy amee parti politique bu teew ci territoire bi yépp naka la ñuy amee programme boo xam ne nit ñi dinañ ci gis seen bopp ak leadership boo xam ne dina rassurer sénégalais yi. ok am na solo ñu jeexale ci tomb gu mujj rek ndax actualité sous région bi mënta ñàkk ñu bañ cee waxtaan ndax tudd nga léegi Côte d'Ivoire. ku ne xam na la fa xew Alassane Ouattara moom mi ngi briguer ñetteelu mandat Guinée Conakry waxi noppi à 82 ans Alpha Condé mi ngi wutit moom it ñetteelu mandat am ñu ñëw ci Sénégal ca nga jógee léegi waaye Mali mi nu gën a jege putsch am fa crise am fa te lu leen affecté tamit on sait jamais l'Iran mën na jëm ci ñag ni comme ci sunu réew lan moo ci sa jàngat monsieur Sow. waaw yaakaar naa problème mu Mali bi dafa war a intéresser sénégalais yi bu baax a baax pour plusieurs raisons historiquement Mali ak Sénégal. dañoo am ay lien historique ba léegi ñoo ngi continuer mos nañu sa bokk nekk benn réew bokk benn gouvernement fédération du Mali lépp lu am Mali faw mu am njeexintal fii ci Sénégal mais dafay baax liñ ci war a gën a jàng mooy fan la problème bi jógee premier problème bi mooy Mali mal gouvernance moo fa amoon ba ay pàcc ci askan bi gisatuñu seen bopp ci ni nga xam ne noonu la pouvoir central bi yore réew mi noonu la ñuy séddalee àllalu réew mi am ñu jël seen ay ngànnaay ne ñoom dañoo bëgg a boddeeku génn ci dëkk bi def seen état bopp am ñeneen ñoo xam ne exploité nañu découragement bi am ak frustration bi am te li ko jur mooy ñàkk xëy yu demee noonu ñu armé ay ndaw jël leen
jëmale leen ci seen propre askan. waaye li tax mbir mi gën a garaaw boo nekkee ab réew te matale woo ak sa askan ci wàllu koom-koom war nga fexe ba lu jëm ci wàllu élection ak ci wàllu politique nga fexe ba foofu nga bàyyi fi ñu ubbeeku ba ku bëgg a bokk mu bokk ba li yoon wax aussi nga jëfee ko mais li yokk ci xar mi karaw li tax yëf yi demee nii mu accéléré wu c'est parce que benn moment donné élection yi Mali yi jóge opposition bi dafa d'accord ak ni élection yooyu tëddee moo tax ñun tamit Sénégal ñu war cee jàng bu baax a baax parce que boo ko indee ci Sénégal boo jëlee ki fi toog tey di président Macky Sall waaye gëstukat yëpp d'accord nañ ne fichier électoral bi niñ ko tëggin la woo xam ne ki fi toog da ko wóoroon ne du dem deuxième tour parce que bu demee deuxième tour dañ koy gagné fichier ngi nii boo demee ci électorat wu Touba lim bu téeméer yoo jël ñaar fukki ak juróom wote wuñu boo demee région bu mel ni Ziguinchor gonflé nañ bureau de vote yi xeetu gonflement boo xam ne wóor na leen ne xaaj bi du ñu voté jour élection ya fichier la boo xam ne da ngay gis révision yi ñu def manipulation yi ñu ci def dafa dooleel région périphérique yi ba pare wàññi électorat wu région yi di région de Dakar région de Diourbel ak région de Thiès loolu nag buñ ci jógul ba muy teel mën na ñu jural li nga xam ne loolu la ñu nekk di dund au Mali. yàlla bu fi Sénégal defe naa ñun amuñu jafe-jafe boobu. mais ci la ñu jëm parce que opposition bi vraiment ils ont fait preuve de responsabilité ci élection yi ñu génn mais bi ñu jotee fichier électoral bi bañ ko càmbaree gis nañ ne élection yi nii Macky Sall mën na ci am victoire technique nag boo ko déggee mooy yow fal nañ la mais du askan bi moo la fal da ngay am problème mu légitimité parce que ki nga xam ne barki démb jëlee nañ ko Mali dafa dem ba askan bi te pourtant bi ñu génnee ci élection yàggul ñu gis manifester yi ñu gis keroog donc Sénégal tamit nekkul à l'abri de ça donc nañu fexe. ngeen jàpp ni lu mel noonu mën na am ci réew mi fii Sénégal lu mën a am ci Sénégal la. li xew Mali bu fekkee fichier électoral bi fi nekk bu fekkee kii di ministre de l'intérieur te mu far ci parti bi nga xam ne mooy parti présidentiel moo ngi organiser élection yi nekk kilifaay kuréel yi di DAF kuréel yi di DGE li xew Mali mën na xew Sénégal parce que élection yi ñu jógee opposition bi fexe na ba am ni mu waxee ak ay ndawam am ni mu waxee ak askan bi ba yëf yi donte jaarul yoon mais Sénégal mucc na ci waaye bii di ñëw nañu xam ne li may wax nii bëri na ci limu sénégalais yoo xam ne ñoo ma ko gën a xam bu baax xam nañu bu baax ne vote bi Dakar dañ ko truqué dañu gonflé bureau de vote yi ba Dakar waaye voté nañ duñu voté wuñu xam nañu bu baax ne région yi mel ni Goudiri dañuy yokk électeurs yi foofu bu baax a baax région bu mel ni Kédougou dañ ko fa yokk bu baax a baax xam nañ bu baax a baax ne région de Matam fexe nañu tëral fa ab carte électorale boo xam ne ñi bëggoon a voté ñoom ñëpp a voté ci jour élection ba mais fexe nañu région de Dakar tëral fi carte électorale boo xam ne ak région de Thiès nguur gi wóoroon na ko ne jour scrutin bi xaaj bi duñu voté donc loolu tey bëri na ay limu sénégalais yoo xam ne xam nañ ko te bu ñu continuer ci fi nga xam ne ci la nguur gi teg tànkam lim xew Mali mën na xew Sénégal fekk nag dem fekki coono ji nga xam ne sénégalais yaa ngi koy dund ci koom-koom boo xam ne lu ëpp ci commande publique bi moo ngi jëm ci 3% acteurs économiques yi parce que études yi nga xam ne ANSD wane na ko nee na boo jëlee acteur économique u Sénégal seul 3% ñoo ci formel li muy tekki mooy commande publique bi nga xam ne mooy jóge ci gafagak nguur gi di dem ci acteurs économiques yi amul 3% yooyu kese ñoom ñoo koy bénéficier donc nañu def très attention tey ouverture politique bi moom moo ñu defee champ politique Sénégal il faut mu continuer di ouvert képp ku bëgg nekk candidat mu nekk candidat képp ku nekk candidat également ñu jaarale ko ci yoon bu fekkee yow la sénégalais yi wóoru tànn la ñëpp nangu ko mais li xew élection février 2019 ak 2017 di chaos électoral boo xam ne xañ na yenn candidats yoo xam ne ils sont représentatifs ñu bañ a bokk ci élection yi jaare ko ci parrainage ak ci procès lu mel noonu nañ ci bàyyi xel nañu ko moytu sinon li xew ma leen lu ko raw mën na xew Sénégal. ñu ngi lay jaajëfal monsieur Sow. maa leen di jaajëfal bu baax a baax.